Génération FM 93.4. salaamaaleykum waxtu xabaar yi moo jot ci wolof si saw ko li ma ne ci kàddu gi Mamadou Diatta Tonsdali ci xarale gi Cheikh Gouyabi moo tax ngeen di ñuy seetaan ci réseaux sociaux yi Facebook Twitter ak i YouTube. dana bokk ci li war a gën a fës yile ëttu jotaay xabaar police bu Ziguinchor daal nañ ko dooleel ak personnel bi nga xamante ne bi rek dañuy yëngu ci xeetu xarala yi bees yi muy rek police scientifique ak technique ñoom ñooñu daal nañ leen installé officiellement ni kiy démb fii ci diwaanu Ziguinchor guleet nag diwaan bi di am ay xeetu policier yi ni mel yaatal yi dig nañ leen ko ci biir ëttu jotaayu xabaar yi ci li xabaar itam nañu daal di waxtaane rek l'école wi nga xamante ni cooxe na fële ci diwaanu Bignona ngir li nga xamante ne moom moo di rek lii ñu duppee lii di Sonko président muy rek feuille ñu ne dañ ko doon jox ay xale yi nekkoon ci composition coalition Sonko président daal di fa feeñ ci kaw chapeau yi ci kaw li nga xamante ne moo di feuille yooyu loolu tax na nag gannaaw bu élèves yi nekkoon ci grève ñii di syndicaliste yi bokk ci G5 daal dinañu itam wone seen bopp ci janook taskatu xabaar wi ñu doon amal ne ñoom dinañu dugg ci xeex mi bu fekkee kii di yaabi deltu gannaaw ci dàq bi mu dàq seeni ñooñ yooyu yàlla di dig nañ ko ci biir ëttu jotaayu xabaar yi nañu daal di wax na ne xabaar bitim réew xabaaru tàggat yaram xabaar yi kay moo ndar kapile ëttu jotaayu xabaar ponk waa ngi noonu léegi-léegi ñu faram fàcce ko. Sissawo Koli moo ne ci kaddu gi Mamadou Diatta Tonsdali ci xarale gi ngir fréquence 93.4 Cheikh Goudiaby moo nekk ci xarale yi tax ngeen mën ñu seetaan ak di ñu déglu ci réseaux sociaux yi Facebook Génération FM 93.4 Twitter Génération FM 934 YouTube La Teranga TV mooy sunu adresse. police daal nañ ko renforcer rawatina bu nekk fii ci diwaanu Ziguinchor ci personnelu police technique ak scientifique ñoom ñooñu sax di policier scientifique ak technique yooyu daal nañ leen installé officiellement ni ki démb ca maxanu police bu Ziguinchor guléet nag diwaan bi di Ziguinchor am xeetu policier yi nga xamante ni dañuy liggéey ak xarale yu bees yi nga xamante ni bi rek dañuy méngale enquête yi ak jamono ba tax na léegi ay jël empreinte ak ñoomin seen danañ koy daal di faral di ko jëfandiku ngir topp tànk ñi nga xamante ñoom di ay sambabo yi rawatina nag ñu gis ni dana gën a am njëriñ police boobee ci li nga xamante moo di dëkk bu mel ni Ziguinchor nga xamante ni frontière la ki Gambie ak ki Guinée Bissau. Cheikh Ahmed Tidiane Ndour procureur de la République dégg ngeen ko ci sunu xabaar nasaraan yi nga xamante ni weesu nan ko gouverneur bu Ziguinchor itam Géeju Diouf daal dina itam rafetlu bu baax a baax rek ñëw gi policier yooyu ñëw nga xamante ni seen liggéey enquête maanaam dañ koy méngale xeetu xarale yu bees yi nee na nag fi mu ne délinquant yu bëri dañuy itam utiliser li nga xamante moo di xeetu xarale yu bees yooyu kon bu ñu amee itam policier yi nga xamante ni li ni mel la ñuy jëfandikoo ngir mën a amal seen liggéey kon loolee lu gën lay doon ci jamono yi ñuy toll xabaar yi ngeen di woy di déglu ba ndégg nii ci Génération FM 93.4 léegi-léegi ñu jàll ci leneen mu ngi noonu ñu waxtaanee rek mbirum Ousmane Sonko feuille yi ñu ne dañ ko doon jox ay élèves ñuy sëgg di ci liggéey far ñu gis ñu bind Sonko président di coalition boobee ñu jàpp ni sax loolu nag tax na bu mu amee lu bëri xew rawatina ñu dàq ki nga xam te moo di proviseur bi ak ñëpp ñu njort ni seen loxo tax na ci loolee nag tax na fële ci doon bi joona njàng ak njàngale mi daal di coxe bi la yoon nag ñii di syndicaliste yi bokk ci groupe G6 ñoo daal di rek yëkkati ay kaddu xamle ni kii nga xamante moom di kilifa bi jël ndogal bi ni mel mu deltu ci gannaaw ñu xool neneen nuñ koy lijjantee ndax ñoom duñu nangu ñu daal di faagagal seen ay ñooñ ci erreur bi ni toll ñu jàpp ni sax nee nañ nag ndongo yi nañu dàqal seeni grève ñu bàyyi leen ñoom syndicaliste yi mën a lijjanti problème boobee saafara ko ci lu mu gën a gaawee Yankuba Badji CELS bu Bignona la bokk moo yor seen kaddu ñu déglu ko ci micro Amady Khalilou Diabé. dafa yàkkamti woon jël décision relever proviseur bi censeur bi ak surveillant général bi loolu dañu yaakaar ne ci contexte bu ñu nekkoon contexte électoral bu ñu nekkoon IA mënoon na xaar gis mu gën a leer balaa jël décision bu mel nii c'est pourquoi ñun dañ ci xaw a am ay dañ ko ñaawlu mais dañ ci am ay questions yu ci posé mooy est-ce que lii décision politique la wala décision administrative parce que dañu yaakaar ne IA balaa mu yegg ci décision relevée
amoon na yeneen sanction yu mu mënoon jël yi gën a oyof mooy demande d'explication avertissement blâme wala yeneen balaa mu yegg si relevé donc décision bu mu jël ni lu mu yaakaaroon dana ci andi jàmm gis nañu lu mu créé mooy instabilité ci lycée bi instabilité ci commune bi lan la ñuy xaar ci IA bi waxoon nañ ko buñ ko rencontré ci fan yi passé dañ ko ne ñun lu ñu bëggoon mooy nga xoolaat sa décision bi parce que intérêt école éducation bi ci Bignona intérêt éducation bi ci région bi moo ko laaj xoolaat sa décision nga delluwaat proviseur bi censeur bi ak surveillant bi seen place en attendant ñu xaar ba enquête bi pare parce que enquête bi ñun dañ ko rafetlu ñun parce que loolu lañ bëgg dañu bëgg yëf yi gën a leer ñu xam kan moo def lu ñaaw loolu léegi est-ce que ñun en tant que syndicat dinañ def grève wala plan d'action comme ni ngeen ko laajee loolu la ñu wax ci texte bi ñu ne situation bi su continuer nii ba ay fan ñun yaakaar na ni mën nañ def plan d'action au niveau local wala mën nañ dérouler plan d'action niveau national pour régler question lycée Aoun Sané deuxième question bi lu tax ñu demander élèves yi ñu dellu ci classe yi ñun dañu yaakaar ne élèves yi li ñuy nekk tey du seen rôle problème bi ay enseignants ay agents de l'État la concerné donc ay agents yi nga xam ne ñu ngi bokk ci ay organisations syndicales. loolu njàng ak njàngale mi ba tey la ñuy desandi ñibbisi fii ci diwaanu Ziguinchor gannaaw bi ñu bàyyeekoo ca Bignona ngir projet bi ñu duppee appel yi nga xamante ministère éducation nationale moo ko nekk di doxal lëkkaloo ci handicap international ay xale yi nga xamante ni dañuy dund ki laago moo xam dañu tëx léegi am nañu ay pexe yi nga xam te lan ko ba xale yooyu danañu mën a jàngi comme ni ko ñenn ñi di defee loolee nag tax na ñu daal di teg ab dispositif bu mucc ay bi nga xam te xale yi mu nees nañ ko jëfandu ngir jànge ci njumtuwaay yooyu loolee nag mu ngi ko amee fële ci diwaanu école élémentaire El Hadj Omar Ndiaye nekk ci commune bu Ziguinchor Adama Diouf point focal éducation inclusive ci école élémentaire El Hadj Omar Ndiaye daal dina ñëw ci li nga xam te moo di ay ngëneel yu xeetub njàngam moomu di amal ndongo yi nga xamante ni wala tuutànk yi nga xamante dañoo laagu ñu déglu ko ci micro Amady Khalilou Diama. mais école boo xam ne vraiment day tàggat xale yëpp rawatina xale yu aw wér ak ñi ñuy wax wér ak xale yoo xam ne dañu am laago suñu école nag dafa bokk ci école yoo xam ne dafay toppatoo xale yooyu yëpp rawatina ren depuis daaw nag dañuy jël xale yoo xam ne dañu am dañu tëx te yàlla def na nag bu ñu leen commencé jël ba léegi gis nañ si lu leer nag gis nañ si lu ne fang mooy lan yàlla dafa def bu ñu commencé projet boobu suñu classe sixième bu ñu xam ne dafay jël xale yu muuma ak ñeneen ñi xale bu jël premier si classe bi xale bu muuma la donc pour wala la rek ni tey école amul xale bi laagoon wala laagowul xale yëpp seen place du ci kër yi la du ci kër yi mais ci école la xale yi tey boo defee loolu tey da nga koy may chance mu mun a nekk ak ay moromam lu weesu nag lu ñu xaar si résultat ci xale école dafa baax parce que day nekk ak ay moromam day tax xale bi nite mais xale bu ñuy tëj nag bu xamul bu nekkul en contact ak ay moromam lu ñuy wax rek du nite donc boo ko andi école même au-delà des résultats yu ñuy xaar ci moom dina tax xale bi nite dañuy may xale bi yeneen chance yoo xam ne mun na dund ëllëg ay moromam te gis nañ fii ñoo xam ne tey am na yeneen laago mais pourtant dañuy réussir si seen vie danañ leen may chance yooyu. moo tax ñuy ñaax parents yi pour ñu bay si xel. loolu dañ ko weesu sax fu ñu ñaax parents yi dañu war a xam ne c'est une obligation pour xale bi dem école sama doom judd na am na âge 6-7 ans c'est un devoir dafa waru garoom la pour xale bi dem école donc waruñu ko xañ dafa mel ni rek tey nga ñëw rek pare lor sa doom nga ne nga uti prétexte loolu kenn du ko def weesu nañ loolu lu ñu ñaan ñëpp nag nañu jël xale yi ak lu ñu munti am waratu doon benn prétexte dépassé nañ loolu xale yi waru gorom la waajur waru gorom la te xale daf ci am wàll pour mu dem école donc ñu ngi ñaax ñëpp vraiment ñu yóbbu seen i doom école parce que foofu mooy place su xale kenn du ko denc te dara warul tax tey ñu denc suñuy doom dañ leen yóbbu mel ne yeneen chance ñu mën a nekk ak seen i morom. mais noonu ñu daal di waxtaanee ci leneen rawatina rek li nga xam te moo di école yu yëngu ci wàllu sax ba tey ci loolu la ñuy desandi muy beneen école bi nga xamante ni foofu ñi nga xam te ñoom la seen bët yi muuru dañ leen di fay jàngal comme ni ko yeneen xale yi di defee loolee mu ngi amee fële ci diwaanu école élémentaire lieutenant Badara Diallo Souleymane Gueye moom kenn la ci jàngalekat yi jàngal ñi nga xamante ni ñoom ñoo di rek seen bët yi muuru ñoomin seen moom nag ku am ay diplôme yu kawe la ci wàllum jàngaleem xale yi nga xam ne dañoo am xeetu blago yi ni mel ñu déglu ko ci micro Amady Khalilou Diama. éducation English mooy njàngale mu nga xam ne nii du bàyyi kenn day jël ñëpp en charge
ki am mooy laago ak ki amul mooy laago ñu nekk nag nga xam ne ñu ngi amee suñuy diplôme fële ci bitim réew yàlla def nag ñu nekk léegi tàggatkat ñu andi ñu fii ci Ziguinchor ñu yor fi xale yi nga xam ne ñoom ñoo am problème mu gis maanaam ay malvoyant wala ay aveugle mu nekk njàngale mu nga xam ne nii wax dëgg yàlla dafa bu njëkk xalaatuñu ko woon ndax kenn mësul xalaat ne xale silmaxa dina dem bay jàng bay nekk professeur wala muy nekk journaliste wala muy nekk kinésithérapeute waaye tey jii boo ñëwee Alioune Badara Diallo di nga gis xale ñuy bind di lire comme seen moroom njàccaar yi mu nekk lu nga xam ne neex na leen trop ndax parents yi tey dem nañu ba gis ne loolu njëriñ la seeni doom moo tax sax ñaar fukki fan ak ñett ci weer wi ñu dugg ñu nar a def bés bu nga xam ne dañuy séddoog nit ñi li nga xam ne ni moom moo fa am xale yi nag jàppale nañ leen ci ONG bi ñuy jàppale nañ leen ci ay table ku nekk am nga sa table booy toog am nañu aussi oto bu leen jël comme transport daañu leen jox aussi bu ñu xëyee ndekki ndax tamit xam nañ ne fi ñuy jógee day sori te dañuy teel a ñëw loolu mooy li nga xam ne actuellement ñu ngi koy def léegi chaque année daanu jël fukki xale ñuy lancer un appel rek ak ñiy dégg rajo bi yëpp Génération FM di remercier aussi le directeur ne képp kuy dégg suñu kàddu rek na nga andi sa xale bu fekkee dafa am déficient visuel aveugle la wala malvoyant nga andi ko école Badara Diallo ñun daañu ko jël en compte ñu ngi leen di gërëm di leen sant. mu ngi noonu bàkk bi ji bi nag waxtaane xabaaru bitim réew tàmbale ko fële ci diwaanu Éthiopie moomu kilifa yi fa nekk ñoo nekk di dox ay tànku jàmm ngir Kenya ak Somalie mën a juboo gannaaw bi nga xamante ne ay at a ngi nii ñu nekk di xëccoo benn place bu nekk ci li nga xam te moo di océan Indien bi nga xamante ni ci biir ay pétrole ak gaz moo fa ne gars yi nag commencé weerante kenn ku ci ne gis ni place boobu moo ko gën a yeeyoo ndaxte ci biir suufu dëkkam la nekk ñu wala ay ndoxu dëkkam ñu jàpp ni sax loolee nag tax na ñi nga xam ne ñoo di waa Éthiopie nag daal di dajale ki nga xam te moo di président bu Somalie Mohamed Abdullahi Mohamed ak bu Kenya Uhuru Kenyatta ñu daal di waxtaanee rek li nga xam te noonu la ñuy mën a waxtaanee ba juboo ci jafe-jafe yi nga xam te moo dox ci diggante ñaari réew yooyu ab diir a ngi nii ministre gawoon gu Cameroun te ñu dénk ko wàllum défense Edgar Alain Mebengo moom moomu bokkoon ci gouvernement président Paul Biya moom moomu dañ ko daal di arrêté ba noppi placé ko ci garde à vue foofu ci diwaanu Yaoundé ndax ñoo gis ni dafa daal di amal ay malversation financière maanaam ay koppar yi nga xamante ni bi rek daf ko daal di jëfandikoo ci anam yi nga xamante ni yoon foofu ca Cameroun da koy daal di tere waaye nag du moom kot ndaxte ay jegeñaalam yu bëri itam dañoo bokk ci xeetu tappale xaalis boobu ba fi mu ne mu dikkee leen kasoog ñoomin seen ba ci sax soxnaam moom nga xam te moo fi nekkoon ministre défense su Cameroun itam tuumal nañ ko ci li nga xam te moo di malversation financière boobu kilifa yu nekk ca Belgique nit ki ci àllarba gi fële ci diwaanu Kinshasa daal nañu ubbi centre bi nga xamante dañ ko tëjoon te ñu fay defaree ay visa rawatina ñu duppee ko maison Schengen jàpp ni sax fukki weer ak i ñett tëjoon na gannaaw yi nga xamante ni waa Belgique dañoo amoon jafe-jafe ak waa RDC googule kër tijji nañ ko gannaaw bi nga xamante ni nguuru ga kii di Kabila daanu na léegi nag président gouvernement bu yees bu fa nekk rek daal nañu lëkkalawaat ak ñu di waa Belgique ba centre boobu ñu doon defaree ay visa Schengen ak ñoom yi seen foofee ci diwaanu RDC ñu daal di ko ubbi waat président Emmanuel Macron dana dem ca Djibouti ni ki fukki fan ak benn ci weeru mars jaaree foofu noonu dem Éthiopie fukki fan ak ñaar ci weeru mars jaaree fa noonu itam dem ca Kenya loolee ngir rek daal di caytu wàllum économie culture ak climat bi nga xamante ni yenn saa yi mu changé bi dikkee askan wi ay jafe-jafe rawatina fii ci diwaanu Afrique loolee nag guléet la mu teg tànkam ca boor boobu di Afrique maanaam ci dëkk yooyu nekk ca côté boobu moom Emmanuel Macron bu mu nekkee président nag foofu ci diwaanu France bi dégg nii ñu jàpp ni sax dañoo gis ni sax étape njëkk bi nga xamante ni moom la war a def ca Djibouti dañ ko daal di ñambaas rek waaye bokkuloon ci waaye itam ñu ne lu tax dem boobu war a am solo ca Djibouti boobu ndaxte Djibouti googu mi ngi dalal ay soldats yi nga xamante ni ñu ngi bàyyi ko ci réew France te sakkan nañ fa trop ndaxte junni ak ñeenti téeméer lañ leen xayma yooyu la ba soldat mbokk yi lañuy taxawal fii lañuy taxawandi ci li nga xam te moo di xabaaru bitim réew yooyu ñu dégluwaat tons da di mu yéene ñu beneen bàkk ngir ñu mën a waxtaanee tàggat yaram. tàggat yaram yooyu dañ koy waxtaanee ak 16e de finale coupe du Sénégal senior yi nga xamante ni danañ daal di nemmeeku foofu ay jongante yi nga xamante dana am ñaar ci ay jongante yi nga xamante ni équipe yi koy jongante
danañu bokk ci football bu gën a kawe muy Ligue 1 football bu Sénégal ci mel ni Sonacos ak Génération Foot waaye itam Dakar Sacré-Cœur ak Stade de Mbour jongante yu sax ñu ngi leen di xaarandi ni ki ñaar fukki fan jàpp ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars fédération sénégalaise nag moo daal di xamle li ni mel gannaaw bu mu defee tirage au sort bi ni ki démb ci àllarba gi tableau 16e de finale yooyu sax nii lay demee AF Darou Salam dana dajeeg Port Ndiambour dana dajeeg US Ouakam Duc dana dajeeg Olympique bu Ziguinchor Oslo FA dana dajeeg AS Pikine Azur war a dajeeg US Rail Teungueth FC war a dajeeg Demba Diop bu Mbour Ñaari Tali war a dajeeg Amitié FC AS Cambérène war a dajeeg US Gorée Dakar Sacré-Cœur war a dajeeg Stade de Mbour Sonacos war a dajeeg Génération Foot HLM Grand Yoff war a dajeeg Renaissance bu Ndakaaru UCS Saint-Louis war a dajeeg Jaraaf ASC HLM war a dajeeg EJU Fatick Casa Sport bu Ziguinchor dana dajeeg Jambar ASC Ngélémou Walidane dana dajeeg Walidane bu Thiès AS Linguère war a dajeeg Étoile Lusitana Aliou Cissé mu ngi waaj a gagné recordu entraîneur yi gën a yàgg ci équipe nationale du Sénégal ndaxte rek bu fekkee dana dem ba coupe du monde bu 2022 moom Aliou Cissé moomu nag yàgg gi mu yàgg ci li nga xamante ni moom moo di toog gi en tant que entraîneur benn entraîneur mosu koo yàggee ni mel record bi nag la ñuy ragal mu jël ko yóbbu ko fi nga xamante ni ngir keneen yegg fa dana doon li nga xamante ni lu yéem ñëpp lay doon Le Soleil moo xëy joxe ba xabaar ñu jàpp ni sax moom Aliou Cissé nag lu tax mu mën a yàgg jamono yi ci li nga xamante moo di banque équipe nationale Sénégal de gis nañu ni jaloore bi mu defoon lu toll ci fukki at ak juróom benn daanaka benn équipe Sénégal musut a dem génération yu bëri daanaka demuñu ca Coupe d'Afrique moom mu jëlaat équipe boobu yóbbu ko ci Russie 2018 gannaaw bu nga xamante ni 16 ans Sénégal géej ci compétition bi ni mel après sax prolongé nañu moom Aliou Cissé contrat am war a dem ba 2021 objectif bi mooy mu qualifier Sénégal ca final CAN 2019 bi nga xamante ni Sénégal war na ci bokk te Égypte war ko dalal. ñu daanale ca bitim réew ba tey ci wàllum tàggat yaram ministère bi dénk wàllum ndaw ñi ak tàggat yaram ca Mauritanie alxamis gi dana organiser li nga xamante ni moom moo di téléthon ngir bu ko defee ñu mën a dajale koppar gu bëree jokkoo seen joueurs yi ñoom waa Mauritanie ngir ñu dem ca CAN 2019 bi loolee nag xemmemteef ministère bu ñu dénk wàllum ndaw ñi ak sport moo ko daal di xalaat Abdelaziz Bouteflika sax moo war a jiite téléthon boobu moom président bu Mauritanie ñu jàpp ni sax Mauritanie nag lii mooy guléet mu war a qualifié ca CAN depuis bu mu nekkee Mauritanie ba nii ñu ngi doogay qualifié ci CAN bi nga xamante ni wàllum football lay doon fii ci diwaanu Afrique jeex na fii la ñuy taxawandi ci li nga xam te moo di xabaaru tàggat yaram yi léegi ñu songi ji xabaaru yëglekaay yi. xibaaru yëglekaay yi ak Cissokho Koli. dal nag jàmm woote gi Macky Sall woo opposition bi ngir ñu ñëw ñu waxtaan xool ni ñuy jëmale réew mi Sénégal ca kanam benn gën yëglekaay yi ñu ngi ko xëy biral waaye itam wàllum koom ak environnement bokk na ci lu ñu xëy biral ci bëccëgu tey ji wooteeg Macky Sall opposition bi ndax dana dem wuy ji wala du leen wuy ji day loolee la xëyee la Tribune yëglekaay bi yëglekaay ba tey daan ñu xamal ni rek situation bi nga xamante ni bi rek moo am jamono yi ci réew mi tax na ñi di wàllu opposition ba di hésiter ndax danañ dem wuy ji Macky Sall ci wooteem googee wala dañoo war a lànk carré ndax jamono yi day ñoom waa opposition ba nangulu ñu Macky Sall ni moom mooy président de la République ndax dañoo gis ni day élection yi da ko daal di fokkorti ba tey la Tribune yëglekaay daan ñu xamal ni rek ko opposition bi day mu ngi noonu sax ne am na xel mu tey ci Macky Sall woote gi mu woote ba xam ndax lu dëggu la ci moom ñi di wàllu opposition ba ne ñu ñoom dañoo gis ni Macky Sall dafa mel ni ku leen di ñaawal ndax woote gi àndul ak dëgg bi léegi la la Tribune ba tey ne rek ñi di waa pouvoir ba dañuy gis ni bu fekkee opposition ba demul wuyu ji leen kon dafa mel ni rek dañ leen di déclarer guerre bi nga xamante ni bi rek dana tax réew mi war a duggaat ci ay weranteeg manil ak nga ne ma la Tribune yéegi likaay day moo xëy def bi la jàngat Vox Populi yéegi likaay moom lu mu xëy biral mooy moom Lamine Diallo mu jox kaddu kooku jiite mouvement tekki day fi mu ne dafa mel ni parewul ngir nangu dara tàllal bi nga xamante ni Macky Sall tàllal na leen ko loxo ngir waxtaan ONG Rado day daal dina rek félicité moom woote gi Macky Sall woote ngir waxtaan bu ko defee ñu xool ci yan yoon la ñuy jaarale réew mi ba tax bi déglikaay ba tey di Vox Populi ne ñu waa Rado day fi mu ne solol nañu robu avocat ki di Khalifa Sall ak ki di Karim Wade ba tax Sud Quotidien moom daal di wax ci wàllum dialogue gi daal di jox kaddu gi ki nga xamante ni moom moo di Momar Diong moom analyste politique la moom xam ne na ni opposition ba day su demul wuy ji wooteeg Macky Sall gi day dana ñu mel ni ñi nga xamante ni kon Sénégal gi ñuy woote bëgg giñ ko bëgg day dañ koy xoolaat ndax waruñu bañ dara talal bi nga xamante ni bi rek Macky Sall moom la leen talal ci
loxo ngir ñu delluwaat liggéey réew mi di Sénégal ba tax bi léegi kaay rek di Sud Quotidien daal di xamante ni rek Macky Sall day fi mu ne mu ngi commencé beneen ñaareeli bi mandat ci anam yi nga xamante ni amul benn pression bu ko fay xaar Sud Quotidien ne ñu lu tax ma ne leen amul benn pression buy xaar Macky Sall day ci bile mandat dafa fekk Macky Sall moom 2024 dootul nekkati candidat kon fi mu ne rek soxlootul am pression ngir jiite réew ma élection yi mun nañ jàpp ni ki nga xamante ni jëlee na ci ndam day ci jàngat kii di Mamadou Ndoye bu LD enquête nañu mooy Idrissa Seck ak Ousmane Sonko day bi rek kaay ne Mamadou Ndoye day bu LD xam ne na ni rek boo gisee ma wax li ni mel dafa fekk day ñoom amaat nañu possibilité daal di sampaat seen i ndënd ci élection 2024 ya sauf kii di Macky Sall bi rek kaay di source a moom ñëw ci ne gannaaw Total Orange Eiffage ak Citydia jàpp Auchan day beneen groupe bi ñu duppee Carrefour mi ngi noonu teg ay bagaasam ci réew mi di Sénégal bi rek kaay nañu rek Macky Sall moo leen jox agrément bi tax ñu war fi taxawal ay magasin ci réew mi di Sénégal fukk ak juróom nag am nañ droit taxawal ko ci réew mi di Sénégal day waaye ñoom dañoo gis ni juróom-ñaari day dañ koy sànc foofee ci wàllu Dakar source a nañu lile day la Macky Sall defati laata muy dugg ci campagne électorale ba day la leen jox agrément ñoom doomal France yi ngir ñu ñëw duggaat ci marché gu commerce gi faaga galaat commerçant yu réew mi di Sénégal jaa ngeen jëf. jeex na ñu taxawandi fii ci wàllum xabaar yi ci wolof léegi-léegi ñu fàttali leen ponk yi nga xamante ni jotoon nañ ko fi yaatal. Sissawo Koli. bokkoon na ci police bu Ziguinchor ñi daal di ko dooleel ak i rek personnel police technique et scientifique maanaam police yi nga xamante ni dañuy amal seen liggéey ci xeetu xarala yu bees yi démb nag lañ leen doon dalal officiellement ca maxaanu police bu Ziguinchor dégg ngeen ci yaatal yi ci biir ëttu jotaayu xabaar yi ci les xabaar itam daal nañu waxtaanee rek coow li nga xam te moo juddu ca lycée Aoun Sané gannaaw bu ñu amee ñenn ci ñu dàq ci kilifa google lycée ci ay feuilles yi ñu ne dañ faa gis coalition Sonko président ñu daal di ko bind ci ay feuilles yi nga xam te joxoon nañ ko ndongo yi loolee nag gannaaw ndongo yi bu ñu yëngal ñi nga xamante ñoom ñoo di rek jàngalekat yi syndicaliste yi bokk ca G6 ñoom ñooñu daan nañu amal janoo taskati xabaar yi ngir xam leen ni fi mu ne ndongo yi dañu dem ci seen classe ñu bàyyi leen ñoom ñu lijjante mbir mi ndax mbir mi ñoom la laal jàpp ni sax woon nañu nag inspecteur d'académie ba nag ne na xoolaat décision ngam gi lu ko mooy danañu yëngal ngir na xarlu li nga xamante ni moom moo ci doxalinam ci bile problème da ngeen leen ci biir ëttu jotaayu xabaar yi ci leen xabaar itam daal dinañu waxtaane xabaaru bitim réew xabaaru tàggat yaram xabaaru yëglekaay yi moo ndarkab sànq yi leen ëttu jotaayu xabaar maamoon mbégte bu mag a mag di leen ko doon yeggee si saw kuli mooy sama tour Mamadou Diatta tons dali féete woon ci xarale gi ngir fréquence 93.4 Cheikh Goudiaby moo tax yéen mbokk internet yi ngeen mën a jot ci jëmm jeeg ci kaddu gi ci Facebook Génération FM 93.4 Twitter Génération FM 934 ak ci YouTube La Teranga TV dig leen daje ci yeneen ëttu jotaayu xabaar salaamaaleykum